asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences sànq rek waxtaan nañ ak benn groupe bu ndaw ci li jëm ci mbiri Khalifa Sall. mbir mi du Khalifa Sall képp du Khalifa Sall képp Macky aussi il a son projet d'emprisonnement. ñoo xam ne ñi da leen a waroon tëj, ñii xam ne dañoo war a fekk hôpitaux yi empoisonné leen, ñii ñu war a leen fekk ci àll bi gaañ leen, ñii ñu war a leen kidnappé, ñii ñu war a leen denc. kenn ku ne xam ne ne Macky armé wu na ba dëgër. il est parti au Pakistan. Pakistan la jënd ay armam. képp koo xam ne fal na la armé na la, képp koo xam ne Macky fal na la rek armé na la, parce que du fal koo xam ne ci musiba lu koy dugal te du ko ne téyel ngànnaay lii. naïveté nañ ko bàyyi te jóg ci suñu bopp. Khalifa Sall ñëpp xamoon dana ko téye, dana ko di 5 ans yooyu du ci àgg. su Macky gouverner bu duma bu jëlee élection bu gouverner 1 an 2 ans ba réew mi calme muuti baax woote dialogue national libéré Khalifa Sall par grâce. loolu yéen ñëpp xam ngeen ko. mbir mi aussi lu ñu war a wax la. Imam Ndaw buñ ko jàppee ñun ñëpp a jóg, ñun ñëpp a jóg. Imam Ndaw ñu seetal ko mu set wecc parce que deful dara. kon ñi nga xam ne moom la ñu àndaloon ñu jàpp leen dama ne waruñu leen a fàtte ci kaso bi. Abdou Karim maa ngi lay woo kan bokk jógaat ñooñu Imam Ndaw bàyyi ca kaso ba seeni ndey dañ leen a soxla, seeni doom soxla leen, seenu njaboot soxla leen, defuñu dara. na Sénégal yëngu de xalaat coow li pour xale yooyu ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon. Khalifa Sall bu tëddee Mame Mbaye war naa tëdd 1 at ak juróom. kenn bokk gore. Farba Ngom bu tëddul Khalifa Sall wërta mën a tëdd ci kaso bi. tout wrong xam naa ko, will never been right mënta ne. ñaari juum mënta indi dëgg, waaye parloo dafa baaxut. Juge Lamotte ak Demba Kandji noonu ñu def noonu képp lañ ko mën a defee parce que c'est le projet de Macky Sall. ce sont les entrepreneurs de Macky Sall. donc noonu képp lañ ko mën a doxale, mënuñu ko doxalee neneen. may yee askan wi ni xale yi ci kaso bi nañ ci jóg mu seet nu leen bàyyee mu seeti seen ndey. tàngoor yu nekk Ndakaaru kenn ku ne xam ne tàngooru mel nga téye téeméeri solondu lañ ci benn néeg tëj te yow mi leen tëj loo jekku sàcc ko. yow mi leen tëj doon magistrat fon la corrompre nga jël, yaa leen gën a mérité kaso bi. dama ne ñi àndoon ak Imam Ndaw bu leen fàtte. ay bokk lañ, ay doom lañ, ay jarbaat lañ, ay jullit lañ, jotewuñu kenn dara. nañ leen bàyyi ñu dem seen yoon. Assane Diouf presque le moom 1 an jotewul ak kenn dara. il est dans un pays de droit protégé par ses droits. Assane Diouf a le droit de poser une question te def na ko. nañ bàyyi jàmbur mu dem ci ay bokkam. le professeur Malick Ndiaye li mu wax yéen ñëpp dégg ngeen ko. c'est un docteur en sociologie, am niveau pédagogie bu doy sëkk, moo tax muy jàngale. dellu am public psychologie niveau boo xam ne kenn wérantewu ko. kooku su ne jóg leen ngeen dajji miiru 100 000 bi génne nit ñi, lam wax xam na ko. il est responsable, un professeur d'université du ne xale jóg leen ngeen dajji miir ba, bu ko waxee am na fu mu ko teg. Serigne Mansour Sy Djamil dégg ngeen li mu wax, muy sama xarit, doon nit ku yiw, xamul aw ay, jotoo la kenn dara. Serigne Mansour boo ko nuyoo dalay jàpp di lay bës bay lox. kooku il n'est pas un criminel. kooku di nit koo xam ne danaan jëlal paaka bi nga jam ko nit la reyal kii, du ko def. Serigne Mansour bu demee ba ne rapport de force
mënta ñàkk dama ne ci xam-xam bu wér la ko teg xam-xam diine am na ko. C'est un grand intellectuel boo xam ne xam na naka la te il a connu l'immigration kon bu génnee kàddu yooyu mu seede su wér Sénégal yi jug leen ngeen am fulla toppatoo seen bopp. Khalifa Sall duñ ko bàyyi bala koo bàyyi moom jekk ba Sénégal yi ne nem mu koy bëgg a jubóog réew mi ne grâce présidentielle ak dialogue national awale fa bàyyi ko. moo tax ñu war a jóg nag am fulla élection yi nañ fexe ba bu mu am sëñ Moustapha Sy bu Tiwaawan as goro ngi noonu mën na ci dara waa PUR aussi mbooloo moo xam ne intellectuel képp ñoo ko fees boroomi xam-xam te ñu bëgg réew mi doon jullit dolli ca kan bokk def dëgg capitaine Dièye il est disponible genn waar armée bépp moom lañ àndal mënuñu wax te tudduñu ko le Sénégal a besoin d'une défense te peuple bi amul doole armée bi képp fi sës armée bi fi sës nit ñu yare moo baaxut dañoo yar ci ak toroxlu yar nu ci ak sutura yar nu ci ay waxtaan ak teeylu teewul ki yor karawaas gi dóor suba guddi ak ngoon kan bokk jóg am fula taxaw ci suñu bopp. Khalifa Sall bu ngeen daajul miiru kaso bii Macky koy gracier ñi ko tëj ñoo gën a mérité kaso bi Khalifa Sall kon maa ngi dellu di soññ opposition bi lu ngeen mën a booloo moo gën Macky nag nax na leen bu dugg leen ci guuta goo xam ne ni ngeen di ngeen dem élection ak moom te yéen ñëpp wóor na leen ne Macky sàcc na carte gi te gas na pax mu ñuul moo xam ne xam ngeen ko gis ngeen ko bu ngeen ci tàbbalee réew mi kenn tooñu ñu ku dul yéen dama ne bu ngeen ci tàbbalee réew mi Macky tooñu ñu yéen a ñu tooñ bu ngeen ci mënul dara woo leen askan wi formez-vous en rébellion ñu seet ñu fi jëlee Macky Sall wala ñu organiser élection yoo xam ne Macky du ci bokk parce que il a violé le droit de tous les Sénégalais. Il a violé le droit de tous les Sénégalais et un gouvernement qui viole les droits de son peuple. L'article 35 de la Commission des droits de l'homme, cette déclaration dafa ànd ak le peuple sénégalais pour askan wi jóg répondre à leur façon. Macky moomunu bàyyi moomunu Macky moomul Sénégal bàyyi moomu ko kon boo ko jóg am fula France ko gemb pour ses propres intérêts ak i transhumants yoo xam ne seen biir képp lañ tal seen biir képp lañ tal ay sàcc yoo xam ne kenn ku ci nekk xam ne alal réew mi fa mu tolloon tollatu fa lépp ndoxum nañ ko awle ko ci corruption ak ko càcc ba tey gis ngeen ni réew mi mel kenn amul loolu lekk kenn mënta jàngal sa doom kenn mënta jaamu yàlla amul kenn koo xam ne tu es sûr de ton lendemain nun nag wax kepp lañ ci man bu jóg-jóge ñoo ànd ak yéen jóg mbir nag dañ koy wax nit ñi taataan ko ci ay xel gëstu ko yëkkati seeni xol jóg faj ko loola kepp moo waral nuy wax waaye lii ñuy dund moom ngeen di dund gënuñu leen koo xam yéen a ñu gën a xam ndax yéen a ngi koy dund daa tolloon nag foog kenn wax moo tax kàddu gi jib dama ne ñi ci kaso bi buñ leen fàtte ngir yàlla ñi ànd nag Imam Ndao ñu téye leen génn leen ci mbedd mi ñu lijjanti leen Khalifa Sall ak Assane Diouf ak Barthélémy Dias ak ñeneen ñi ci biir nga ay victime lañ dama ne na Sénégal yëngu ñu bàyyi doomi jàmbur yi ñu dem ci seeni kër Macky leen gën a dëng fuuf Marième Faye Sall leen gën a dëng fuuf doomi Macky ji leen gën a dëng fuuf ay sàcc yu mage ngi noonu Farba Ngom leen gën a dëng fuuf kenn boo ko jóg am fulla jéem a redresser ce Sénégal là pour un Sénégal meilleur pour que tout un Sénégalais se sent sénégalais dans son propre pays man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla na buur yàlla def jàmm yàlla na buur yàlla def jàmm te ñu jóg nag ci sunu doom yi ñu tëj ci kaso bi tëjin woo xam ne teguñu ko fenn
lu ëpp doole ak maa bëgg a falu maa fi nekk yu ñàkk xorom ñu téye ci ay doomi jàmbur. dama ne askan wi yéen ñëpp war a jóg. ku toog ku ne toog waru la doxat moo tax nga toog wala ñàkk a xam moo tax nga toog waaye liberté wóor kun ci jàppoon sa doom wala téye sa jëkkër da nga xam ne jóg war na la. peace and love jaa ngeen jëf Ousmane Dramé bu la réveil des consciences jaa ngeen jëf